doog a jot tey ci suba bi ñu yeewoo dañu yëg benn lakk gi mu ngi amee côté Yarax on a vu ça sur notre site internet regardez c'est des images amateurs lakk la bu metti boo xamee ni il paraît am na benn xale bu ci faatu fii nag mooy cité imbécile pourquoi ñu tuddee ko cité imbécile on ne sait pas mais bërëb bi daal noonu la tudd dëkk la bu nekk côté Yarax di cité imbécile regarde lakk la bu metti boo xamee ni waa Yarax moom la ñu yeewoo tey Mamadou Ndiaye. oui c'était ay vers 4 heures du matin. ci guddi gi la lakk boobu am ñi ko indi nee nañu benn sondel moo ko indi waaw wax nañ ñu tey ci suba benn nit ku ci ñàkki bakkanam benn xale bu ci ñàkk bakkanam en tout cas lii la waa cité imbécile nga xam ne cité bi noonu la tudd. fii ci Yaraax noonu la ñu yeewoo mën nañu wax ni moom la ñu fanaanee parce que ñu ci bari sax démb nelawuñu ndax ñu ngi doon jéem a wut ay pexe nu ñu fayee lakk gi waaye di wax ni loolu alerte la parce que à chaque fois bu ñu doon wane image yu cité bi ngay gis promiscuité bi ni ñu demee à chaque fois incident bu fa amoon wala incendie bu fa amoon pour sax sapeur pompier accéder ci zone boobu noonu day nekk lu jafe parce que amul assainissement amul yoon yi nga xamante ni bëri ay barak voilà dafa bëri ay bëri nañ ko ay barak bi dañuy wax lépp mës nañ ko fi wax après duñ ñu bàyyi xel ñun daal dañ ñoo jàppee sufi rek na togg rek ñuy lekk alors que mës nañ ko fi alerté fii nii joxe cité boobu nu muy dem nu muy ñi nga xamante ne noonu la nit ñi di dugg nit ñi di dundee foofu parce que nekk na lu doy waar waaye nag mi ngi nii situation baa ngi nii donc lii day gën a ñaax autorités yi tamit ñu jël ci ay matuwaay parce que vraiment cité bi laaj na ñu régulariser ko yoonal ko foo nga xamante autorités yi taluñu dara premier tour ak deuxième tour politique moo soof ba nga xamante ni ëllëg bu yàlla defee assainiruñu dara fi mu ne ñu ngi premier ak deuxième tour c'est la guerre des chiffres mais bu ñu fàttee waa cité imbécile mujj naa lakk dañu dem fay ko et puis gën a moytu parce que voilà c'est des genres de lakk yoo xamante ni d'habitude dañuy yeewu fajar rek dégg ko li ñu dégg ci xeetu lakk yu mel nii nga xam ni guddi lay xew dafa bëri voilà il s'apparente de rien du tout ay sondel lay doon wala ànd wala fuy boy wala gaz lay doon mais nag lu ci mënti am rek waaw cuuraay lu ci mënti am rek mooy nu yaatal ko genre exemple yi ba nga xam ne nii tey danañu mën a dem ci yeneen gox ndax du ñoom rek waa imbécile waaye am na ci yeneen cité yoo xam ne nii xëj na ñoom seen dëkkuwaay sax gën naa dëkk bi c'est vrai que lakk métti na et tout ça mais boo ko déggee rek da ngay reetaan quoi cité imbécile c'est grave mais am na beneen tour boo xamante ne peut-être que dañ ko miin Gueule Tapée. Oui, encore que ça va. Gueule Tapée, écoute, voilà. Écoute, c'est une gueule, hein. Bon, mais bon, écoute, voilà, c'est raisonnable, quoi. Mais cité imbécile, c'est comme tu disais, cité, voilà, am na yoo xam ne quoi. Mais bon, bonne durée gàmm. Mais daal lakk bi, en tout cas, ñëpp ko naqarlu. Détail yu lakk bi ak ni mu demee, Mamadou Ndiaye expliqué nga ko, mais en même temps mu ngi ci suñu site internet di www.igfm.sn. Donc lakk bi, ça s'est passé tey ci fajar gi. Quartier bi nag ma nga nekk fi nga xam ni moo di Yaraax pour le moment liñ ci yëgagum rek mooy am na ab xale boo xamee ni il est mort calciné voilà donc c'est grave lu metti vraiment lii moom genre cité yi wala genre zone yi dañ ko war a gën a mën a assainir xoolaat dëkkuwaay bi ni mu demee pour ce genre situation yi mel ne ay incendie bu fa amee nit ñi mën a am foo xamante ni vraiment waa sapeur pompier mën a am foo xam fu ñu mën a jaar pour sauver ndaxte lii boo demee bu ñu amoon au début fu ñu amoon fu ñu mën a jaar niveau lakk bi du yegg si fii donc en tout cas alerte la pour ñi nga xamante ni di masawu ñi dëkk ci zone boobu aussi voilà donc ñu ngi leen di masawu ñu ngi leen di xalaat et puis yàlla baax na donc loolu ma nga xewee ca Yaraax ci cité boobu la ñu tuddee bon cité imbécile voilà léegi on va parler maintenant cinéma mais balaa ñuy dem ci Oscar yi on encourage sénégalais yi nga xam ne ni bokk nañu ci ci wàllu cinéma ak télévision ñu koy amal ca Ouagadougou capitale bu Burkina Faso regardez lii mooy sénégalais yi bokk ci compétition yi d'ailleurs presque tous les jours ak dëkk wala film wala documentaire bu ñuy wone donc beaucoup de talents sénégalais participent à ce grand rendez-vous cinématographique d'ailleurs tey ñu ngi may xamal ni ci mercredi bi bu ca kanamee tuuti bu 11h jotee ca salle de ciné bu Ouagadougou
dinañu fa wane film bi di ordure nag ki ko def mu ngi tudd Momar Talla Kandji film la boo xamee ni mu ngi ci nettali histoire mbëbës histoire bu xaw a daw yaram mu titré film bi ordure donc tey dinañu ko wone ca fi nga xamee ni mooy salle de ciné Burkina ca Ouagadougou ca Burkina Faso di film boo xamee ni bokk na ci compétition bi c'est un film de Momar Talla Kandji ordure la ko tuddee comme quoi voilà c'est vrai que suñu réalisateurs yeeg ñi nga xamee ni ñoo nekk ci wàllu cinéma moyen amul mais ñoom ñëpp ñu ngi débrouiller pour di bokk ci compétition yu mag yi on a vu l'année dernière Alain Gomis cette année aussi il y a beaucoup d'acteurs et beaucoup de réalisateurs yoo xamante ni dem nañu yóbbu seen ay courts-métrages et c'est magnifique. Le constat mooy les jeunes réalisateurs yi nga xam ne dañuy gis ñuy imprégné bu baax dugg ci cinéma. ça se voit que ni vraiment Sénégal avenir am na avenir bu am solo ci wàllu cinéma. mais c'est juste que tamit ndaw yi am ci taxawaay mooy toujours moyen quel que soit alpha ñoom seen moyen ou pas. ñu am moyen ou pas ñoom en tout cas seen passion bi nga xam ne moom la ñu wax moom bëgg nañ ko wone exposer à chaque fois tamit di leen féliciter ci lii nga xamante ni ay film ay œuvres yi nga xam dañ ko war a présenter fële ca FESPACO di leen souhaiter aussi bonne chance. mais vraiment j'aimerais bien regarder ce film ordure. Mbëbës et puis ordure c'est ça se voit que ni Mbëbës dafa salté mais il y a de l'or parce que il y a des gens qui ñi nga xam ne qui gagnent leur vie là-bas. bisu ñi demoon na fa gis nañ ko xawoon nañ ko fa saax-saaxee mais loolu baax na ci c'est juste wane gën a wane am na ñun médias yi parfois du ñuy mën di dugg fépp mais yii tamit daf ciy baax di présenter yeneen images yi nga xamante ni tamit ñi ngi ci société bi c'est important vraiment j'aimerais bien regarder ce film. En tout cas man condition de tournage yi laa bëggoon xam parce que Mbëbës déjà rien que nga dem fa reportage boo xamante ne defoo fa sax 2 heures de temps dafa métti waxuma la nga tourner tout un film ak scène yoo xam ne dañ ko war a reprendre plusieurs fois ñoom mérité nañ prix balaa dara di xew. voilà donc ordure mooy film bu ñuy projeté bu ca kanamee bu 11h jotee foofu ca Ouagadougou Aïssatou Paye Fall ak yeneen sénégalais ñu ngi ñuy suivre li nga xam ne ni moo jëm ci FESPACO donc cinéma sénégalais dina ci bokk fii ba le 2 mars ñu ngi leen di xaar sinon cinéma tubaab bi ñoom am nañu seen ay rendez-vous bokk na ci Oscar yi nga xam ne ni barki démb lañu ko doon amal ci dëkk bu ñu naan Los Angeles dans la catégorie meilleure musique de film bi di Black Panther moom moo jël trophée bi ci catégorie boobule te ku ne Black Panther xam ni musique yi ñi def ci film bi dafa bëri ils ont même fait appel à Baba Mal et voilà consécration la boo xamante ni ñoom ñoo ko am donc Baba Mal dañ ko ci xalaat puisque participation wam ci Black Panther ça a ébloui plus d'un. On écoute d'abord le réalisateur bu musique gu film Black Panther ak li nga xam ni wax na ko ci Baba Mal et puis juste après on commente participation wu Black Panther ci li nga xam ne ni moo nekkoon cérémonie Oscar. The Oscar goes to Ludwig Göransson. Black Panther. This is the first Oscar and nomination for Ludwig Göransson. Thank you, Ryan Coogler. Ryan, working with you has been an incredible honor. I remember 12 years ago, we were sitting in our dorm at USC, writing the score for your first short film, and we're here 12 years later, celebrating one of the most important cinematic moments in history. I want to share this award with all the incredible African artists that I worked with on the score, Baba Mal, Massamba Diop, Maguette Sow, and all the classical musicians in London that recorded on the score, and everyone. I also want to share this award with my mom and dad and my sister. They insisted I play guitar.
voilà donc ci catégorie meilleure musique de film Black Panther am ci trophée boobule te ñun liñ ci neex mooy participation Baaba Maal ci film mag boobule nga xam ne depuis mu génn on parle de ça depuis un an chaque jour Black Panther Baaba Maal on le félicite encore. parce que jigadiwul film bi. jar na félicité Pape Cheikh te lu ma la doon wax la dernière fois film bi man bu ma koy seetaan bay dégg ay tama ak voix Baaba Maal frisson yi may am bu fekkente ne ñoom moom lañ am mënuñu def dara lu dul jox ko prix meilleure musique de film parce que on a dégg nañ façon musique de film bu ci nekk ci biir année yi mais quelque chose comme ça c'est exceptionnel amul benn film boo xamante ne dégg nañ ci combat bi nga dégg tamay di jóg ci moment yoo xamante ne moment yuy am lu lay touché nga dégg voix Baaba Maal di jóg c'est extraordinaire xaw ma ndax mën nañ déglu son bi soo ko continuer waxtaanee aussi réaction Baaba Maal bi nga xamante ne am na ko biñ ko joxee prix bi ba pare parce que c'est la première fois que musique sénégalaise am prix ci cérémonie bi nga xamante ne mooy cérémonie des Oscars nekk rendez-vous du cinéma mondial 91e cérémonie bi moom lañ doon célébrer c'est un honneur en fait d'avoir ce prix pour le Sénégal. On peut regarder ou bien non je peux man juste rek en fait li ma ci bokk rek voilà li ma ci sànni bëgg sànni ñaari baat moom mooy benn aperçu bi mu ci def rek benn jàngat bu ndaw rek cette récompense c'est vrai que Baaba Maal est à la source mais il est revenu quand même à cette personne bi nga xamante ne il a eu l'idée loolu nag ça sous-entend quoi ça sous-entend que tey ñun suñu musique bi nga xamante ne tey ñu ngi koy nekk di installer à travers les séries et tout ça ñi nga xamante ne ñoom ñooy producteurs yi mooy les ñuy produire ñu gën a focaliser ci musique traditionnelle parce que c'est possible li ñuy wax tout le temps ak li ñuy jooytu mooy bu ñu ñàkkee fayda wala bu ñu wàccee ci suñu ànd américains yi dofuñu lii gën a métti mooy ah oui te kenn du leen yëg mais gis nga tey Beyoncé fan yële Casamance du ngeen ma gëm kenn du ko yëg day ñëw jël yu baax yi nga xamante ne am nañu ko fi ci wàllu traditionnel après ñoom ñu yóbbu ko exploiter ko absolument léegi nag defe naa ne film bi tey bokk na ci firnde bi nga xamante ne tey gis nañu Baaba Maal fu mu yóbbu la voix africaine gis nañu fu mu yóbbu mélodie gis nañu tamit fi nga xamante ne tey yóbbu na ko cinéma bi waaye itamit ñu ñaax rek ñu nit si ñi nga xamante ne ñoo nekk sur le plan local ou national bu ñuy defati musique ñu dem confier wu à des ingénieurs de son yu am qui ne soient pas complexés que ñu exploiter les instruments que nous avons la musique que nous avons allez voir vieux Mac Faye c'est des gens yoo xamante ne dañuy bind musique au-delà même de la composition mais dañu koy bind et puis dañuy def ay affaires yoo xamante ni yenn saa yi sax duñu leen bàyyi xel ndax musique bi ñuy consommer naka la tudd musique bi xew musique commerciale bi des fois daf ñuy yóbbaale ba dañuy bàyyi yi nga xamante ni mu ngi jaay Sénégal exactement ndax suñu différence en fait li nga xamante ne moom mooy wane suñu différence parce que musique commerciale tey boo demee presque ñëpp a indiroo li ñuy def dañuy wax que genre lii mooy xew année bi ñëpp dugg ci ñëpp joué ko ñoom Baaba Maal ñoom Youssou lii mooy suñu mooy suñu différence moom la ñu moom te tey boo yóbboo nit ki nga xamante ne américain bi teg européen bi teg yow booy teg li nga xamante ne yow yaa ko moom loolu nga mën a teg mu intéressé leen loolu nga mën a teg mu impressionné leen éblouir leen ba ñu mën la ci jox ay prix mais bii moom man bu ma koy seetaan man li may yëg xaw ma ndax moom nañ ko xool waaye nañ ko xool ex c'est ce qu'il raconte loolu lay nettali d'ailleurs ci extrait document wu film bi ci voilà lan moo tax ñun ñu war a fier ci Baaba Maal il nous raconte ça nañu ko déglu ci anglais la bon après on vous explique ça. Was that I got a chance to write in any kind of style, type, and genre. I produced rap albums. I wrote music for comedies, TV shows, dramas, sport films. But this is my first superhero film, and it takes place in Africa. And it's the first time I really worked with traditional African music. And during this experience, I really became a better musician myself and became a better composer just through doing this project. It was a long process of creating the score. I've been working with the director Ryan Coogler for about 10 years now. And when I read the script he wrote for Black Panther, I was immediately blown away. And I'm like, the only way I can write music that fits these colors and images and stories I'm reading is to go to Africa and to do research.
one of the first things that I did was to figure out where to go. You know, it's a big continent and there's so much different music in every country, in every different tribe. They all have their different instruments, they all have their different language. I called a lot of friends that's been traveling around there, and one of my friends produced an album with an African artist. His name is Baba Mal. I called him and I was like, hey, my name is Ludwig Göransson, I'm a film composer and I'm about to score a movie called Black Panther. It's about a black superhero in a fictional country in Africa. Would you have any time for me to come out and meet you or record you or anything? And he was like, yeah, sure, I'm about to go on tour, you can come join my tour. And after following me around for tour for a week, I was able to borrow his studio and record his favorite musicians. That was the start of the Black Panther score right there. When I was traveling around with Baba Mal, he kind of opened up his solo shows with this just kind of like ceremonial outcall. Like every time I saw it, I got goosebumps, and I was like, what if we start the movie like that? What if we start the score like that? Baba Mal is from the Fulani tribe, and in this opening scene you can hear him sing about an elephant that had just died. Elephant being the synonym for the king. And it's time for someone to take over, but you shouldn't be too fast. One of the instruments that I was drawn to from the very beginning was the instrument called the talking drum. It's a drum you put on your shoulder and you squeeze it, and it had different pitches. So you can basically form words with the drum. The instrument is so loud. So I was just thinking, like, what if you have 6 players playing the same thing? It starts off like this. You don't really hear it from the beginning, and then another player joins, and then dynamically it just grows and grows, and then it goes into huge ensemble. And then I had a solo on top of this. mu ngoog voilà donc il racontait un peu histoire participation u Baba Mal ci musique film bi di Black Panther, donc bande originale bi am Oscar bërki démb Sénégal yëpp kontaan muy fierté pour ñun ñëpp. Baba Mal nag je rappelle encore que c'est pas la première fois mu def musique film. Rappelez-vous de Guelwaar ak yeneen i participation yoo xamante ni def na ko. Donc tey bu bokkee ci lu am distinction bu toll nii ñu ne guleet Baba Mal qu'on recevra très prochainement ci télévision Futur Média, puisque ñun itam ñu ngi koy préparer émission boo xamee ni daanaka sargal lay doon ak Baba Mal. Tout à l'heure on parlait de ces grands artistes ak yi ñuy defal, et pourtant yenn saa yi ñu topp musique ou consommation yi ba fàtte sunu artistes yi nga xamante ni ñu ngi def yu am solo yoo xam ne tubaab bu ko dégg wala bitim réew bu ñu ko déggee loolu dafay yokk saguk Sénégal. La preuve Vieux Mac Faye